waaw asalaamaaleykum sunu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyu saa su nekk ci waxtu bi tey ji nag ñu ñëw si émission boo xamante ni mooy dalal sa artiste ñu am ci koo xamante ni nag muy un artiste international la ko mën a woowee mu def ay preuve am Sénégal soxla ko àddina soxla ko ñëpp xam ko ñu gën ko xam ci Mbaye Dozé et turam dëggantaan nag xam naa dañ ci dellu si waat léegi moom mu faram-fàcce ko ñu waxtaan ak moom ànd ceeg waa AGI Pro TV tey ji ci émission bi Mbaye ñu ngi lay nuyu. waa grand auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur donc damay remercier bu baax ci tànn bi ma tànn donc nekk na lu ma rafetlu parce que yow suma grand nga suma xarit nga boo ma choisir rek daf may neex trop waaw daf may neex. waaw su ko defee rek dégg ngeen Mbaye loolu mu nuyoo léegi ñu dellu si waat rek xanaa laaj ko tey ji suñu doon laajtee Mbaye Dozé. kan mooy Mbaye Dozé de son vrai nom lan la ak Mbaye fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee. waaw Ndiassa Ndiaye mi ngi juddoo Thiès dëkk quartier bu ñuy wax Jaxaw Suuf avenue Général de Gaulle. donc yaakaar naa ni aar maa ngi ci nekk depuis 1999. ak suma doomu ndey ma koy saluer de passage ma koy ñaanal bokk ndax saa su ne bu may wax ak moom dama yaakaar ne mi ngi fi. donc muy Abdou Kader Diop. yàlla na yàlla seral yaxam donc en 99 la fi yor benn troupe théâtrale donc Abdou Aziz Niane Cheikhouna dirigé ko. tout le temps muy dem di ñëw tout le temps muy dem di ñëw mën na ko Kader man daal affaire bi gis naa ci sama bopp ci la ma jàpp ci loxo benn jour yóbbu ma ci Aziz ñu présenté ma nii ma toog ba ci yàgg rek Aziz na ma jugal nga yéeg jox ma benn rôle ma yéeg doxal mu ne ma désormais après del ñëw donc comme ni nga ko xamee rek jamono yéen bi ngeen di football jaxaw di neex fii ci nawetaan yi saa yi jaxaw musaan a gagné ñaari artistes la yàlla dogal ñu mag ñi da nga naan Ñambe Sène ne Samba Ndiaye Kodou Gueye Fat si Abou ñoom ñoo fi nekkoon ñoom dem si yàlla ji Mbow Ñang ñoom ñoo fi nekkoon di gérer ñoom Thiane Cissé bu dee sabar ñoo koy toj ñun parce que ci aar lañ doon yëngu bu dee cosaan jaxaaw man ak Kader ñoo koy gérer Samba Ndiaye moo ñuy jiital donc foofu la affaire yi commencé di éveillé wu ñu dem ba nekk ci ba en 2005 ci la ñu joué li nga xam ne moom mooy tolof tolof donc Aziz produire ko avant moo dem Espagne donc affaire bi génn def succès bu mag Kader ci la dégg ngalamoo ngalam man Mbaye Dozé Ablaye Sow Seydina affaire bi nekk macha allah moo ñu topp ba léegi nii waaw. waaw jërëjëf Mbaye loolu dinañ si dellu si waat parce que soo waxee ku mel ni Ablaye Sow. wax ku mel ni Kader. kooku defe naa ni émission sax taxul mu jeex. parce que xam nañ seen diggante fan la tolloon jën ñaar. mais tey ji suñu la doon laaj Mbaye est-ce que l'art nourrit son homme lan nga ñu mën a wax parce que gis nañu tey jii am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ciy tekk ñu ngi ci tedd ñu ngi ci am leneen ak leneen mais est-ce que yow yaa ngi ci gis sa bopp ci art bi. waaw man maa ngi sant yàlla maa ngi ci gis sama bopp parce que dama wax ni art bi ci ñaari côté la comme ni ñuy waxee Sénégal bi ci kaw ak Sénégal bi ci suuf loolu moo nekk ci àdduna foo dem am na ay hauts et des bas. donc ci lépp loo nekk am ci fulla ak fayda. donc yàlla may la ci nation ba pare may la ci tur je pense bien que ni boo tegee sa tànk war na la mën a nourrir. man sama côté dama naan l'art nourrit son homme. donc ñu ngi ciy génn man awma beneen liggéey bu dul loolu. ci loolu laa nekk dama bàyyi jàng nekk ak sama nijaay 9 ans boole kook di ko nekk ak art bi donc ba keroog mu libéré ma ne ma nekkal ci art bi. donc gis nga fi mu ma yóbbu lu bëri découvrir naa ko ci àdduna sama art moo tax fu ne dem naa fa ci Europe bi sama art moo tax donc xaalis bu nekk maa ngi ko ci recevoir. ci aar moo tax mais ci beneen côté dama naan l'art nourrit pas son homme parce que donc su fekkee ñi la war a jox duñ la jox ñu ngi téye donc day métti ci yow parce que tout le temps da ngay gàddu sa saak yaa ngi Dakar yaa ngi Saint-Louis yaa ngi fu nekk ci àdduna. waaw mais Mbaye foofu côté boobu dama lay dog tuuti dellu si waat parce que soo ne ma peut-être l'art nourrit son homme ci beneen côté. beneen côté bi su ma ko gisee mooy que ni nit ki su fekkee l'art nourrit son homme la nga ciy am mu néew mu bari tu essaies de gérer ta vie. mooy maanaam nga teg sa ay projet yoo xamante ni ñoom ñi lay liggéeyloo sax suñu moytuwulee da nga dem ba dab leen mais su fekkente ni l'art nourrit son homme yemul ci ni que li nga am rek da nga koy consommer dund ko après nga toog xaraat loolu c'est un peu compliqué mais pourquoi pas parmi vous les artistes dañ ci gis ñoo xamante ni seen bët dafay gàtt ci ni ma ko mën a tuddee parce que nit ki li ngay am ñu la koy fay mu ne mu bari war nga ci mën a consommer la def ci loo xamante ni ëllëg à l'avenir dinañ mën a xam ni kii l'art vraiment nourrit son homme. ci question boobu dama ciy kontaan trop parce que da nga ma posé question bu am importance lu tax ma ciy sawar a tontu mooy li nga wax xam nga gisee bu fekkee nit ki dafa liggéey nga war a yëkkati 500000 jox ko nga jox ko 200000 nan lay épargner mënul nekk de nos jours gis nga Sénégal. mais là y a problème quelque part xam nga lu tax. tey jii su fekkante ni nit da ngay waxanteeg moom contrat ngay signé bu leer. mais doo ñëw nga waxanteeg nit 500000. nga ñëw mu jox la ay 150000 naan la suba ginnaaw suba ak dooyoo noonu. nit su fekkee tu es confirmé ci li nga nekk tey jii ñu leer nañ kii
artiste la boo xamante ni de renommée internationale la. kooku tu n'as pas le droit d'accepter ay 100 000 ak ay 50 000. d'accord donc dama prendre juste benn exemple. damay jël exemple ci yow. yow sama grand nga. donc man sa boy la bëri na ci tey lu ñu seq ba ñu toog fii di wax donc am na teraanga bu jaar sama diggante ak yow. tey man bu ma la soxlaa. j'en suis sûr et certain que doom wax nañu signer contrat. peut-être par respect ak cër bi nga ma jox. ak li tax mu nga wóolu ma ba ma wóola nga ñëw. xam nga parfois respect ak cër. dafay dàq contrat. donc mais su fekkee ni man du ma génn di dem Dakar man yàlla dafa dogal may liggéey ak boîte yu mag. nekkul kër di dama wax ak ñoom verbalement nii. contrat la am xam naa li ma war a def ak lu ma warut a def te foofu noonu su ma fa jëlee. même ñi ma dëkkal wala samay dëkkandoo xam nañ ni li ma ciy mën a def dafay bëri. damay mën a sàcc sama bopp nekk ci leneen ba nga xam ne lu ma soxla dama koy mën a am. mais donc tout le temps bu fekkee ni da nga nekk ci li nga xam ne nii toujours da ngay am confiance. comprendre nga boo xam ne bu wóor la yaakaar ni nii lay demee te après demeewul noonu. donc mënoo ci lenn. mais day toll benn moment boo xam ne aussi tamit da ngay taxaw nga reculer. reculer pour mieux sauter. mooy xam fi ngay taxaw parce que li nga wax c'est très important am sa yëfi bopp mën a nekk ci ay yeneen bagages mais tamit Mbaye Dozé du benn Pathé Ndiaye buy dox nii. tey Mbaye Dozé nekk na ci benn art boo xam ni jàng na ci am na ci expérience ba nit ñi di la xool tey bu Mbaye waxee rek ñu d'accord. kon su ma demee tey bay nekk ci leen rek dafa war a nekk lu pur. waaw lu pur bu ñu nee Mbaye Dozé ngi ñëw rek gars yi dañ naan non waa ji mi ngi ñëw. mais bu ñu xaaree waa ji ñëw waa ji teg fa loo xam ne lu baax la. donc dañ naan waa ji léegi. toppatul aaram mi ngi nelaw. voilà très bien loolu leer na Mbaye ñoo ko déggandoo suñu mbokk internet yi ñu dellu si waat nag ci li nga xamante ni tey li naan soo doonee li nga doon amaana sax moom moo tax muy soleil levant mais soleil levant je pense que actuellement dafa mel lu xaw a déstabiliser wu du genre wala yu mel noonu parce que gis nañ ñenn ñi ñu ngi Thiès ñii ñu ngi joué ñu ngi leen di gis ci écran bi mais ñenn ñi kenn gisatu leen ñenn ñi ñu ngi Dakar toog qu'est-ce qui se passe réellement donc man xam nga toujours du ma dugg ci détail mais dinaa éclaircir tuuti man mooy li may wax donc équipe nationale la muy soleil levant équipe nationale la donc su équipe nationale di football sa sélection rek ngay xaar d'accord soo jotee sa sélection nga dem football soo jëlul sa ci sélection bi nga dem nekk sa club di gérer man noonu laa ko gisee donc ñi ñu soxla ñoom la ñu woo ñu nekk ci di liggéey donc ma leen di saluer de passage muy rafet man aussi maa ngi sama coin di gérer li may gérer donc su fekkee yëg nañ ko yittewoo nañ ma donc suñu déggantee rek dañ koy teg ci yoon waaw nii parce que présentement gis nañ benn série bi daw à la télé te gisuñu la ci y a pas de problème je pense que wala qu'est-ce qu'il y a non je pense man parce que dama sama côté man amul problème bu nekk ci ñoom ñoom aussi seen côté bu fekkee dafa am problème man yëguma ko comprendre nga bu baax donc ni ñu ko gisee man noonu laa ko gisee aussi tamit noonu rek laa ko jàppee waaw bu fekkee ni dañu war a wax donc dinañ toog pour wax parce que su fekkee dama ne yaa problème rek wax naa lu ma neex donc mais li ko waral man xaw ma ko donc suñu ma expliqué dinaa comprendre voilà Mbaye ma dellu si waat ba tey rek di la laaj nag dëgg-dëgg question boo xamante ni soxal na àdduna te nit ñi soxla nañ ko muy sa digganteeg ki nga xamante ni moom mu tudd sànq muy Kader ngeen amoon relation boo xamante ne vraiment c'était extraordinaire dara mosu leen séparé ngeen nekkandoo ci aar duggandoo ci aar donc moom réellement lan moo leen lié woon ba nga xamante ne loolu kenn mënu ko séparé ci yéen ñaar. li ñu lié man ak moom dak du sax aar moom man maa ko gisal sama bopp rek man maa ko gisal sama bopp côtoyé ko. ñoom ñu neex ma. ma nekk ak ñoom mais li ñuy wax gars yi ci biir gaa ñi da nga ciy am gaa. ma ñëw rek mu nekk sama waay. yàlla dogal ko ñu bokk ay bagages. mooy li ma la waxoon rek en 97 yaakaar naa ni bi football am. tey la football neex ku jug sol daal mais jamono jooju bi ngay ne éthique ñun dañ daan jug fi man Kader Ndiogu Mbaye te yaakaar naa ne xam nga ni loolu yàgg na ñëw toog rien que pour gis leen teg la wala ak deuxième xaaral añ ñu añ ba pare waxtaan daal dem ñun boobu fréquenté nañ grand yi rek daf ñu doon neex pour mën a am expérience mais loolu yëpp gis nga valeur yooyu dee na mais diggante jëmm jooju xarit benn nga ci am loolu dëgg la Olof Njaay mi ko lépp li mu wax dafa nekk parce que kooku moom daf ma comprendre daf ma xam su ma yoree su ma yorul some lu ma metti somul lu ma metti su ma waree def bêtise sax su ne bàyyil ma bàyyi donc ñuy yëgante ba pare mooy li nga wax lu important nekkoon sama diggante ak moom musuñu xeex ay cachet musuñoo séparé te Kader bi muy théâtre ma Kader bi muy nekk jànkeen man maa ngi toog fii di ko seetaan te musumu ñoo ànd mu wan ma ni man maay Kader maa ngi jànkeen
te boobu man àdduna xamuma ñuy dem ba yàlla boole ñu Soleil Levant ñu nekk Mbaye Dosé génn man mënuma ko won ni man maay Mbaye Dosé parce que gisul Mbaye Dosé Ndiassé la gis mu nekkoon sama confident nekk suma xarit nekk suma lépp nekk nitu yàlla parce que de nos jours nit bu am kersa loolu pour nga gis ko set non bareetul te loolu dafa ne ci moom Kader du jàmbat xamul lu mu am ak lu mu amul lu ci mënti am mi ngi gérer àddunaam ba suñu borom di ko fi jëlee te yaakaar naa ne mooy daw ba léegi parce que doo gisee grand frère am taxaw muy ndik donc lu yàgg lu nekk dëgg la yaayam mère Fatim Cissé yàlla na ko yàlla xare àjjana jël ñu def ñu comme doom ma bàyyi sama kër dem seen kër dëkk fa pendant 8 mois donc loolu du hasard loolu nekkul loo xam ni donc dama koy ñaanal parce que daf may manqué nag léeg-léeg nga toog ba ci yàgg même ba ci liggéey bi waa ji da lay manqué waaw parce que dafay am yu bëri yuy daw yoo xam ni su fi nekkoon non yow da ngay woote rek wax mu appliqué xam nga loolu dafa neex am complicité boo xam ne nii soo waxee rek mu géré mais nag sant yàlla àdduna nii la sa kër lay njëkkee muy metti donc nga génn affronter mbedd mi mu metti nga génn affronter ñi nga am relation muy tar dara yombul mais nag comme gëm nañu yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay donc dañuy foncer kenn duñu téye dañuy dem ba mu jeex lu mu métti rek dañ ko téye xam naa ne daal dofuñu toxuñu naanu jinne tongaluñu te xam nañ fi ñu teg suñu tànk parce que bu fekkoon dañu nekk ci yooyu yëpp boo ñëwee fii doo ma fekk suñu kër doo ma fekk fii nga ma fekk di nga ma fekk feneen man guddi Thiès lu ma am Thiès laa koy indi lu ma am sama quartier laa nekk. waaw Mbaye ñu gis ni que nag fii à Thiès soo xoolee racine théâtre fii à Thiès la mais la plupart des gens dañuy commencé fii ñëpp xam leen ñu dem ba ci biir rek ni bon voilà affaire bi Dakar la dem loger Dakar bàyyi noonu Thiès est-ce que loolu baax na ci dëkk bi ak xale yi nga xamante ne war nañu mën a topp seen tànk pour xool leen. waaw man moom de ma part personnelle man loolu du ma ko rafetlu mais ku nekk philosophie la. ku nekk da ngay am sa philosophie bopp. man Dakar dam fay dem te mbir mi Dakar la nekk ko kenn werantewu ko muy Saint-Louis nga nekk Louga nga nekk foo mënti nekk ci àdduna yaakaar naa ci aar boo yëngu rek su persévérer rek Dakar nga jëm. parce que moom mooy mbir mi mais kenn wala Dakar boo fa ñëwee rek fa nga war a mën a dëkk. parce que kenn liggéeyul di lundi jusqu'au lundi. comprendre nga ci semaine bi nga ci liggéey 2 jours wala 3 jours wala benn yoon ci semaine bi. ak say liggéey bopp yoo xam ne am nga ko Dakar loolu kenn werantewu ko. donc mais fi nga juddoo. di commencé kenn waxu la accam ñu lay supporter di la toppatoo di la yëg loo organiser ñu ñëw ci lu xew ñu daal di ñëw ba yëfee saawaan baawaan même boo demee di liggéey loolu kenn werantewu ko ku la neex dem def 2 semaines 3 semaines après nga ñëw Thiès def 1 semaine après daal di ñibbi saafonte gars yi waxtaan ak di am rapprochement ak gars yi di xam li fi xew xam nga loolu c'est très important ñi nga xam ne aussi tamit bëggoon nañu aar bëggoon nañu ni gis nañu ñii fi la ñu nekkoon peut-être muy metti ñoom ñu koy gérer di ko gérer ba génn ci kon ñoom aussi bu ñu leen di gisaat ñuy ressourcé wu di ñëw kon dañ naan kon kat ñun war nañu mën a roy ci grand yi donc ñu jàppale ñu bon toppatoo ñu comme ça ñu mën a jëlaat échelon pour yéeg ci kaw. comprendre nga man damay am liggéey dem Dakar liggéey ko mën na durer 1 mois mën na durer 2 mois. mais tous les semaines damay ñëw. fu vendredi jotee wala samedi su ma wàccee damay jël oto ñëw Thiès xool njaboot ji donc dimanche la nuit ma dem ñibbi. su ma paree liggéey sama liggéey su ma paree maay toog. loolu. Mbaye léegi tamit dañu gis ni que soo xoolee pratiquement ici au Sénégal producteur bi par exemple moom mooy ëppale li muy am ci affaire bi que par rapport ak artistes yi ko joué te soo xoolee le plus souvent artistes yi ñu ci gën a sonn parce que moom bu dikkee boo xoolee par exemple benn nit lay wax wala ñaar ci couloir su paree après ñooñu lay jëflanteel ñooñu dem jëflante ak ñeneen ña mais loolu ça pose problème quelque part. waaw mais xam nga nit li ñuy wax xam nga tubaab dafa ne toute peine mérite salaire loolu dafa nekk. mais ci man producteurs yi dama ne sax du ñoom li ñuy gagné duñ ko gagné. wala bu fekkee li ñuy gagné pourcentage bi taxu ko bëri yenn bëri yooyu parce que aussi da ngay def un bon produit d'abord yow mën def un bon produit jël sama xaalis financé ko wala xaalis bu ma mënti am ma financé ko pare yor suma BA protéger sama scénario ak lépp def naa sama film n'est-ce pas donc man maa jël xool ñu ma koy proposé wut samay sponsor da ngay gis série di daw donc nga gis ci 15 sponsors wala 20 sponsors. mais waa ji moom séréem mën na indi plus de 15 sponsors. effectivement télé bi indi 5. kon mënoo leen yem parce que xam nañ ni producteur bi su indee li muy am télé bu indee li muy am c'est que xam nga lan la
xaw ma troupe lañ koy wax xaw ma label wala lu mu mënti doon. ñi fay liggéey donc lu leen mën a dal rek ñoom loolu lañ gis parce que xëy na loolu lañ bëgg. parce que producteur bu fekkee ni tamit ñoom it producteurs yi lu leen dal. ñoom nañu dem wax kook ñañ doon waxal. effectivement c'est ça parce que doo ñëw fekk un groupe de 25 personnes wala 20 personnes wala 15 personnes nga jël ci benn nit wax ak moom benn nit bi wax ak ñeneen ñi ci des ñëpp. donc su fekkee ni peut-être affaire bi dafa tombé à l'eau producteur bi loo ci gis ki mu waxal lay topp. mais artistes seen yoon nekku ci kenn mënu leen yóbbu police kenn mënu leen yóbbu gendarmerie. comme ñoom mënuñu di toog ak les artistes. di wax carte sur table teg ak ñoom lu leer. donc ci lu ñu mën a am rek ñoom ñu jël